soir ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak télévision Futurs Médias soir d'info nu ñu koy defee ngoon bu nekk bu waxtu wi jotee tey jii nag di ci deuxième partie bi dinaa dalal ki nga xamante ni moo di Mohamed Moustapha Diagne mooy directeur de la formation et de la communication bu ministère de l'éducation nationale xam ngeen que li ko waral muy examen baccalauréat bi bac général bi nga xamante ni tàmbali nañu épreuve yi tey sur toute l'étendue du territoire national ñu nar a def nag situation bi premier jour bi liñ ci gis est-ce que tout se passe bien ba fi ba ñu commencé ak léegi yooyu yëpp ay ponk la yoo nga xamante ni daañu ko waxtaanee ak moom naka noonu it situation enseignants yi ak seen i exigence nga xamante ne bëgguñu dem grève ba tax ñu teg yenn yi ci biir ci table bi ngir ñu lijjanti ko ci première partie bi nag nii nit ñi ñu tàmbali dalal docteur Ousmane Dia docteur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay monsieur Ngom di la nuyu di nuyu seen auditeur te di leen rafetlu encore li ngeen ñu invité seen plateau. merci beaucoup yow yaay directeur des établissements publics de santé ñuy waxtaanee feebar bi di mbas bi tolluwaayam ci réew mi li ci structure sanitaire yi est-ce que ba fii ak ni maladie di yokkee structure sanitaire yi attan nañu ba fii ñu ngi tenir. waaw jërëjëf monsieur Ngom en fait ñi ngi tenir mooy tenir ci condition yu metti très difficilement parce que maa ngi koy wax sa benn naataango nee naa ko capacité bi mënuñu di ko yokk ilaa yow mi diin ndax dina dem foo xam ne saturation dana am te yaakaar naa ne fu mu nekk ni de tolloon nañ ci ba suñu kilifa ànd ndax njiitu réew mi ñu def tuuru hôpitaux yi nga xam ne dafa am centre léegi nag yaakaar bi ñu am mooy ba ñu paree daf ñu ne ndax am ngeen tey motuwaay yi tax ngeen mën a yokkaat capacité bi te loolu mun naa wax ne metti na torop ndaxte fu mu nekk nii hôpitaux yëpp ñu ngi 100% yoo xam ne ci Dakar. maanaam daal ñu ngi au bord de la saturation. ñu ngi saturé nañu. mais avantage bi ñu am mooy tey si ngoon dañuy ibbi hangar des pèlerins. kon dinañ ci teg lu mot ci juróom-ñeenti fukki lal yoo xam ne yokku na. te fii ba semaine bi di jeex hôpitaux yëpp ba ñu defee réunion démb par webinaire. presque juróom-ñaari hôpitaux yu nekk Dakar yëpp dañu ne dinañu mën a engagé wu. ba nga xam ne fii ba semaine bi di jeex yeneen téeméer wala téeméer ak ñeent fukki lal dinañ mën a yokk ci biir dispositif pour que ñu mën a am tuuti afia daal. mais yéen da ngeen focaliser wu ci Dakar wala noonu ngeen bëgg a doxalee ci région yëpp. waaw ci région yëpp dañ koy def parce que tout récemment bi ñu demee ba nga xam ne nit yi ñi ngi dem tabaski di dem ci seen dëkk. dañu ne épicentre bi Dakar la waaye épicentre bi dana déplacé wu tuuti ndaxte am na nit yoo xam ne am nañ jàngoro bi feeñagul seen yaram ñi ngi dem. mais bu ñu demee ba ci biir dootuñu mën a dellu si kon nag il faut si bërëb bu nekk région bu nekk ñu am fa jumtukaay. c'est la ñu def benn réunion ak région de Thiès ne leen léegi da ngeen di nekk zone tampon. comme ça malade yu bëri bu ñu ñëw dinañ mën taxaw Thiès. waaye ba ñu paree si Thiès dañuy semaine bi dañ koy def pour Ziguinchor Saint-Louis fépp fi nga xam ne véritablement defoon nañ fa CTE. dinañ xool naka lañ koy yokkee te dinaa wax ne ci benn semaine rek. presque ñetti téeméeri lal yokku na ci capacité bi ñu fi tegoon. pour wala ne chaque fois ñuy xool maladie di gën a bëre chaque jour ñuy annoncé maladie yu bëre. lii suñu stratégie bu njëkk mooy il faut que maladie yëpp nekk ci lal. bu weesoo zone tampon yi nga xam ne mooy centre de santé yi. mooy ñi nga xamante ni dañ leen di jëfal prise en charge à domicile. waaw ak prise en charge à domicile mooy stratégie bu mujj bi parce que dafa am boo xam ne dañ ne zone tampon yi mooy centre de santé yi dañ fay def malade. dugal ci biir CTE yi am ñoo xam ne ñi nga xam ne dara feeñul seen yaram ñu def leen en prise en charge à domicile. ñetti stratégie yi daal moo fi li nga xam ne bees na fi wala yeesal nañ ko. ba nga xam ne am nañ yaakaar ne bu continuer di performer ni mu waree. incha allah dinañ ci génn bu gën a rafet. si mais bu continuer te maladie di yokk aussi day compliqué de. waaw compliqué na nag. compliqué na trop parce que maladie chaque jour mu yokk parce que booy am lu ëpp téeméer wala juróomi téeméer wala junni malade par jour amul benn système au monde boo xam ne dina ko mën tëkku ndaxte boo ko xoolee tey jafe-jafe yi ñu gën am yëpp. ci oxygène lay nekk ndaxte malade yi dañuy xëcc oxygène bu bëre te état Sénégal dafa jëloon lu mot 63 millions oxygène mais boo ko xoolee dafay mel ni neige au soleil. chaque jour muy wàññeeku chaque jour parce que centrale yëpp mu nekk dafa nekk à haut débit. moo tax nag maanaam daal nœud du problème fi mu ne ni problème bi ngeen gën a am au niveau des CTE mooy oxygène bi. problème bi ñu gën a am mooy malade yu bëre yi. ndaxte tant que maladie ñu ngi bëre suñu centrale yi day sonn rak yi day gën a bëre te oxygène bi lu mu gën a bëre. jafe-jafe gën a bëre. kañ la malade di soxla oxygène bu demee ba doon cas grave wala. xam nga loolu moo doyoon waar avant cas grave ak cas critique yi loolu experts yi di wax ne si la ñuy soxla oxygène mais fu mu toll nii da nga doon gis cas yoo xam ne dañu am ay feebar. yooyu yëpp amatul léegi li ci gën a doy waar mooy da nga gis xale yu ndaw ñu soxla oxygène ndaxte. niveau d'atteinte pulmonaire bi tax. day tax ba nga xam ne mooy ni virus bi di laale poumon yi. lu muy laale poumon yi dafa gaaw parce que da ngay ñëw tey am na malade yoo xam ne dañu ñëw ne la ils sont à 10%.
nga toog 3 heures de temps après nga ñëw ñu ne la ils sont atteints à 50 60 80% rek automatiquement dañuy soxla oxygène ñooñu nag bu ñu ñëwee fekk am na ñoo xam ne génnaguñu parce que le niveau rythme de sortie des malades mooy durée de séjour yi ñoo gudd. da ngay gis malade boo xam ne dañ def fukki fan ak juróom wala ñaar fukki fan léegi nag am yeneen malade yi xaar fekk centrale bi soxla nañ ko soxla boo xam ne dafa nekk en surchauffe. parce que dama bëgg a fàttali ne au-delà de Covid yeneen pathologie nekk ci hôpitaux yëpp am na ñoo xam ne dañuy soxla centrale bi dañuy soxla oxygène. day tax nag ba nga xam ne li ñuy dugal ci biir centrale ci CTI yi. bëri na waaye lu mu bëri malade yi dañ koy gaaw a jeexal. mais ci benn waxtu malade Covid ñaata la mën a jël ci oxygène. alors buñ ko xoolee xaymaye. parce que oxygène bi liñ koy coow bari na. waaw am na ñoo xam ne dinañ jël ñaari bouteilles yu mag ci 2 heures de temps da ngay xool rak ay 24 wala 28 bouteilles la mais parfois ñu ne rak bi en moins de 5 heures de temps consommé nañ ko am ñu la ne par exemple malade bi 15 millilitres lay soxla mais ñu mel ni man nga xam ne dañu xaw a obèse wala dañu am surpoids am yaram ba xam ne seen dënn yi amul yenn doole yi bu ñu dekkee ci CTI ñoom lu ñuy xëcc ak keneen lu muy xëcc du bokk kon nag moo tax médecins yi chaque fois dañuy apprécier di yokk débit bi. bu ñu xoolee ne kii tamit dem na ba affaire bi jafe dañuy gën a yokk débit bi léegi nag dafa am lu ñu tuddee optiflow. nu muy xëccee day mel ni luy manque oxygène bi. loolu nag day tax tamit oxygène bi liñ ci consommé bëri na torop ça moom il faut ñu wax ko. te fi oxygène bi donc doom bu góor la ci mbir mi mais yéen a ngi xaar am na ay centrales yu ngeen di xaar xëy na bu ñëwee dina xaw a apaiser un peu tension bi. waaw parce que fu mu nekk nii xam nga ñun stratégie bi dañ ko dérouler ci ñetti anam. mooy li ci njëkk mooy état Sénégal depuis fukki at ak juróom. bon ñu ngi ko tàmbalee woon ci principal moo njëkk am centrale d'oxygène au Sénégal mais tey def nañu ba nga centre de santé yi sax nga xam ne mooy li ñu tuddee hôpitaux yu ndaw yi. am nay centrale oxygène waaye centrale oxygène débit yi ñuy am ak lu ñu soxla tey ci kumbas bi moo tax mënul doy. léegi nag ba ñu demee ba ci biir dafa am ñetti fournisseurs yu mag yoo xam ne ñoo ñuy approvisionné. léegi nag jënd nañu 63 millions waaye 63 millions d'oxygène de mètres cubes bi boo ko xoolee en moins de 15 jours ay 20 000 mètres cubes moo ci des. moo lay won kon rythme de consommation. te tey bu ñu dee livré nañu Diamniadio jox Abass Ndao jox Dantec forcément dana gën a wàccaat donc il faut ñu renouveler waat te oxygène bi cher na cher bu doy waat ndaxte kilifa bi rek fan yi suñu ministre bu muy defar facture yi di ko jox daaj di ko defar di ko jox. yegg nañu ci 2 milliards et quelques te fu mu nekk ni yaakaar naa ne ñu ngi ci 5 milliards wala 5 milliards yu tegu. waaw neexul a supporter. waaw mais nag chance bi mooy état bi jënd na fanweer ak juróomi centrale oxygène yoo xam ne 43 mètres cubes la. te dinañ teg ñaar Dalal Jàmm teg Fann ba pare nag lawloo ko ci centre de santé centre de traitement yëpp ba nga xam ne vraiment oxygène bi yaakaar naa ne fii ba fukki fan ak juróom ci weeru août bi. dinañ am chance au Sénégal am autonomie bu ëpp lu ñu am. centrale yooyu en principe weeru août la ñu yegg si. waaw avant le 12 août dina am ñett wala juróom yu ñëw. et au fil du temps ñuy commencé yeneen yi di ñëw mais pour le moment ñi ngi defar fi ñu ko nar a teg au niveau de Dalal Jàmm ak Fann. de ce fait bu centrale di ñëw rek en une journée dinañ ko placer te buñ ko placer chance bi mooy c'est des centrales à inversion. mooy centrale la yoo xam ne mën nañ jël ay bouteilles chargé leen teg leen ci malade yi. ci malade yi tamit bokk na ci personnel santé bi. waaw d'ailleurs syndicat médecin bi yëkkati woon na kàddu sàkku pour autorités yi gën leen a aar jox leen moyen de protection parce que ñu ci bëri ci ñoom feebar nañu. waaw monsieur Ngom xam nga parfois day am amalgame boo ko xoolee malade yi ñun chaque jour dañuy defar ay statistiques mais. li ministère génne ci jumtuwaay parce que damay fàttali ne mbas mi bu ma commencé ba léegi. ministère mooy fay PNA. si troisième vague bi la ñu jël xaalis bi dugal ko ci biir hôpitaux yi ne directeur hôpitaux yi léegi fayal leen seen bopp mais ministère moo mës a fay te bu ñuy fay dafa am ñett yoo xam ne il faut ñu ci xam ko ministère day jënd équipement de protection individuelle teg ko jox ko hôpitaux yi. hôpitaux yi jënd ñëw teg ba pare am ay dons yu bëri parce que il faut ñu xam ne solidarité nationale bi doxoon na bu baax a baax ba Sénégal lu ñu yoroon ci équipement de protection bëri na. léegi li nga xam ne nag mooy li ñu bëgg nit yi di xam. mooy infection yu bëri nga gis ci personnel de santé du ci biir centre de traitement yi urgence la wala ci beneen service parce que foofu la imprudence ëppee mais boo duggee ci biir centre de traitement yi jumtukaay mot na sëkk nit yi dañuy jël seen motuwaay ba mu mot pour mën a ñëw jël malade. mais li ci ëpp li nga xam ne constaté nañ ko da ngay gis statistique yi daf la naan ay médecin mais après médecin infirmier la après infirmier ñu ne la ay cadre de gestion facturier caissier ñooñu la mbas mi gën a jàpp parce que ñooñu ñooy nekk en contact direct avec maladie. mais pour les CTE moom am nañ chance li ñu am ci nit yoo xam ne infecté nañ motul depuis 3 vagues yi motul 400 et quelques personnes. mais ñeneen ñëpp yi ngay gis tey
si service d'urgence wala beneen service la ñuy amee mbas mi. mais du si biir CTE. mais du tey tamit ñu renforcer ñu gën leen a dooleel jumtuwaay. waaw parce que loolu dafa am ay bànqaas yu nekk suñu biir ministère. saa yu don yi ñëwee monsieur le ministre daf leen naan nañ ko distribuer man sam bopp damay bokk si ñi nga xam ne dañuy distribuer woo hôpitaux yi ne leen kaay leen jël bépp jumtukaay bi nga xam ne agent yi nañ ko soxla pour mën leen aar teg nañ ko fa waaye tamit comme ni ñu koy waxee santé c'est un métier à risque loo aar sa bopp. ku épouser métier daal épouser waa il faut nga épouser parce que boo ko xoolee parfois même si laboratoire yi yow daan na fa am mooy dañu naan les dangers liés à l'exposition au sang te en manipulant deret bi nga koy ñëw di si liggéey mën nga dem ba nga xam ne di nga ci am jàngoro boo xam ne maari day tali jàngoro bu doy waar la te loolu yëpp ci risque métier bi la. moo tax ñuy jël suñu jumtukaay yëpp ak motuwaay yëpp pour mën a protéger ce personnel bi. waaw docteur lu dem ci vaccin yi. damay dégg TDR di dégg PCR finalement TDR bi mujj na jur coow TDR bi problème am lan la. xam nga. mooy test de diagnostic rapide mooy test de diagnostic rapide loolu Sénégal da ci am tradition bu yàgg depuis ay palu yëpp dafa am ay test de diagnostic lu tax test de diagnostic ñun am solo si ñun mooy tey. boo doon xaar PCR ay juróomi fan juróom-ñaari fan avec TDR bi 30 minutes 40 minutes résultat bi génn. léegi nag ñoom lu ñu wax ci biir protocole yi mooy bu dee TDR bi positiful wala négatif na day am PCR de contrôle mooy permettre ñu xool ndax yow am nga mbas mi wala amul. te boo ko xoolee ci jumtukaay yi dañ ci yokk TDR parce que avant PCR la woon ak lu ñuy wax TDM mooy scanner. ñu yokk ko ci parce que léegi dañu bëgg mu gaaw te boo ko xoolee ñu ci bëre bu ñuy am mbas mi ci bunt bi lañ koy amee. foofu lay ñëwee di dugg ci hôpital ñu ne nag léegi dañuy teg en place ay TDR test de diagnostic rapide pour que ñu mën leen jël en charge très rapidement bu dee positif na rek ñu mën leen orienter. mais xam nga yëfu saay-saay bëri na ci di nga gis ñoo xam ne dañ la naan am na ay TDR yoo xam ne ñu ngi koy jaay ci ay clinique wala ñu ngi koy jaay fële am ñoo xam ne dañ la naan TDR yi ñu fi indi c'est pas fiable. mais mooy faux test yi waaw mooy faux test yi mais lépp di nga xam ne jaar na ministère dañ ko homologué tant que homologué ga ñun ba mu am code barre bi. duñ ko nangu di ko teg ci marché bi. mais dafa am benn spécialiste bu ma dégg mu ne TDR bi bu ñu la ko defalee bu résultat bi bu génnee mën na nekk négatif. waaw alors que yow yaa ngi ak virus bi. effectivement léegi nag loolu nag bu amee ci la ñuy def PCR wala ñu dem defi scanner bi xam nga tey boo ko xoolee ci njëlbeen dañ lay defal PCR mu négatif. mais am médecin yu ne non lii mënul nekk. ci la ñuy jël nit ki dem defal ko scanner bi ñu ko defee nag ci la ñuy def niveau d'atteinte pulmonaire bi nga gis mu nekk ay 20 50 60% ñu ne kon am na kii bi parce que comme ni ñu koy waxee. fiabilité à 95% am nañ ko waaye am na loo xam ne mën na ci rëcc waaye bu rëccee mënoo rëcc ci ñett mënoo rëcc TDR rëcc PCR ñëw rëcc scanner c'est impossible. Sénégal ban test la ci reconnaître. ñett yëpp ñu ngi koy def au Sénégal. dañuy def TDR au niveau des hôpitaux parce que dañu jot plus de 60 000 TDR. léegi madame le directeur général de la santé docteur Xemes dafa jël TDR yi ne ma. chaque hôpital dinañ la jox près de 1000 TDR yoo xam ne dañ koy def ci au niveau des services d'accueil des urgences ba pare PCR yi tous les laboratoires pourront le faire parce que dafa am laboratoire yu ñu agréé mais am na laboratoire hôpitaux yoo xam ne tey mën nañ def PCR mais hôpitaux 80% hôpitaux yëpp dañuy def scanner ça veut dire que ne tey ñetti test yëpp ministère de la santé teg na ko hôpitaux yi dañ koy def te je rappelle aussi que ne benn doo ci fay ba ci scanner bi bu ñu la ko defalee doo ko fay tant que yaa ngi malade nga nekk ci biir centre de traitement yi bu ñu la defalee TDR PCR wala scanner dara nga ci dul fay c'est tout à la charge de l'État du Sénégal. PCR moom lu tax résultat bi yéex. def ko tey di xaar ay ñetti fan. parce que instant boobu par exemple su ma ñëwee ñu defal ma PCR 3 jours 4 après ma nekk di xaar résultat su fekkee ne dama positif su ma ñëwee du ma xam ndax positif na am déet damay continuer di wàllu nit ñi avant may jot sama résultat di xam ndax positif naa wala positif ma. waaw xam nga loolu bi ñuy tàmbali mbas mi. test yi daanul bëre. mais tey test yi bëri na bëri bi nga xam ne mënuñu am séquençage bi ñuy def ci au niveau de Pasteur wala IRSF wala ci yenn laboratoire hôpitaux yi day jël temps loolu moo tax ñu ne leen balaa test bi di génn. jël leen toutes les mesures barrières isolé wu leen naan leen garab yi leen médecin bi bindal fa ordonnance bi mu leen defal ngeen xaar résultat bi lu mu gën a gaaw dina am mais nag loolu daf lay wane ne Sénégal lu mu am kattan ci wàllu mbas mi. li dal yenn dëkk yi dal nañu parce que je rappelle que ne amoon ay jamono ñu ci naan nañu def dépistage massif dépister tous les Sénégalais. mais lii rek mën na la firndeel ne loolu pour def ko metti na lool parce que jumtukaay yëpp amuñu ko. te mënuñu ko def en un temps record te boo naree toog di ko xaar day mel ni la même chose moo tax fu mu nekk nii li ci ëpp solo mooy léegi dañuy naan nit yi bu demee ba nga xam ne am na signe parce que am na signe clinique yoo xam ne. day évident ne lii Covid la. waaye kilifa bi nga xam ne docteur la. il faut que mu am confirmation pour mën la wax vraiment am nga mbas mi
ak li mooy protocole de prise en charge wala dañ lay dugal ci biir CTE mais balaa loolu yëpp ñu ci yegg li leen di njëkk a wax mooy sàmmonte leen les mesures barrières isolé wu leen bu dee fi ngeen dëkk mën na ko bu dee mënu ko nag ministère dana jël jumtu motuwaay yëpp pour nga xam ne dinañ la isolé ba doo mën a lor sa njaboot wala sa waa kër. vaccin yi manqué na ci yenn bërëb yi de. am na ay poste de santé yu ko amul. parce que xam nga loolu yëpp stratégie la monsieur Ngom dañ leen ne vaccin yi bu jeexee médecin chef yi chef de poste yi il faut ñu wax ñu ko très rapidement ñu déployer ko parce que logistique moo koy déplacé. xam nga vaccin yi mënuñu ko jël di ko teg foofu di ko stocké. boo déggee rek fan yi nee nañ la Touba lu mot 10 000 vaccins. dañ ko redéployer parce que dañ ko delloo ngir gouverneur ne la kenn utilisé wu ko man ba may jóge fan yi ci benn dëkk ci kaw bi indi naa ay vaccins yoo xam ne AstraZeneca la woon te manqué woon na indi ko Dakar parce que am na ñoo xam ne soxla nañ ko. loolu stratégie la stratégie bi nag mooy. bu dee dañ dem ba nga xam ne waaw fii am na lu manqué. mën nañ ko indiwaat ba biir Dakar vacciné ñi nga xam ne ñoo ci des. léegi carte de vaccination bi dafay manqué par exemple am nañ nit ñoo xam ne dañoo dem ñàkku ñu ne leen carte disponible agul ñëwaat leen dans 2 jours pour jot carte. loolu moom bu ñu ko yëgee dinañ ko wax directeur général parce que loolu du yoon normalement képp ku ñu vacciné war nga leen jox carte balaa nga fay jóge. man de dama dem vacciné wu ñu ne ma reviens dans 3 jours pour ñu jox la. c'est pas normal. am na samay collègues yu vacciné wu également. Je pense que c'était mercredi suba lañ leen jox pour ñu rendez-vous pour ñu jëli carte de vaccination bi. xam nga yooyu day nekk manquement au système bi xam nga comme ni ma ko waxee rek man leen lépp mënul mot am na ñoo xam ne peut-être ni ñu ko defee loolu mais mën na nekk danger parce que mën nga ko jox nit ki mu dem amul carte dem jël beneen vaccin te médecin yi fu mu nekk nii nee nañu dañuy moytu di changer vaccin yi. donc loolu ay manquement la yoo xam ne yaakaar naa ne. bu ñu demee kilifa yi dañ ci matuwaay yi pour ñu éviter moom parce que carte yi moom. yaakaar naa ne carte yi ñaar fukk rek lay jar. dafa war a ànd ak vaccin dafa ànd ak vaccin bi te loolu ak hologramme bi yëpp pour wane ne bii vaccin lañ la defal te telle période nga nar a dellu si donc yooyu yëpp il faut ñu moytu ko. parce que mun na indi ay jiixi jaxa wala ay jaxase te suba mun na indi ay gàllankoor. effectivement alors docteur leneen it lu ma bëggoon laaj juñu nañ ko sànq sax si personnel de santé bi ci personnel boobu bokk na ci agent de santé municipal yi du ñàkk déglu nga leen ñoom waa ànd gësëm ñu ne boo moytuwul dañ nañu perturber campagne de vaccination bi parce que dañuy laaj seen prime Covid yi ñu jotul boobu ak léegi blocage bi lan la lu tax mënuñ ko jot. waaw monsieur Ngom boo ma ko mayee dama bëgg loo xam ne dama ko dégg temps yi président Macron di ko wax te loolu daf ñu soxal mooy il faut à un moment tamit. ñu am responsabilité citoyenne bàyyi menace. bàyyi naan lii ak lële parce que tey yaakaar naa ne amul koo xam ne tey yéen ñi nga xam ne bokk leen ci milieu bi directement yéen a ngi ci def seen waar ñun ñu ngi ci def ñoom ci lañ bokk. mais menaces yi bëri na di tiital nit yi il faut ñu arrêter ay dañuy menacer bu ñu fay ñëpp dinañ leen fay mais toog fii di arrêter campagne bi mbas mi continuer bu ñu loroo ñoom dinañ loru ñeneen dinañ loru. xam nga bi ñu njëkkee ñëw. président ànd gësëm bi mu waxee loolu monsieur le ministre de la santé. dañu ne leen dañu yónnee liste yi parce que xam nga système daf boo gis dina am foo xam ne parfois dina am ay gàllankoor te ñun dama leen ne ressource publique la ñuy utiliser te ressource publique balaa muy génn ba ñëw si nit ki dafa am processus bu muy jaar. ba ñu valider liste yi ñu gis ne liste agent de santé collectivités locales yi bokkuñu ci woon. si le président bi maa ngi koy nuyu muy. Sidi Ndiaye Sidi Ndiaye bi mu ñëwee ministère de la santé man dañ ma woo ma ne DRH léegi comme je ne suis pas là boo ko recevoir jëlal liste yi sur la base de ces listes ñu defaraat état yi mën leen fay. je crois que première vague bi fay nañ 700 et quelques agents municipaux. yoo xam ne montant bi bu ma juumul c'est ay 238 millions la. mais bañ ko fayee ba pare dafa ñëwaat ak une liste complémentaire nañu erreur am na parce que liste bu ñu leen jox motul bañ ko jëlee ñu dugalaat ko pour traitement parce que il faut nga xool doublon yi. xool ñi nga xam ne ndax ils sont réellement des agents assermentés yoo xam ne bokk nañ ci milieu bi. nga xool fan la ñu nekk nga xool fu ñu nekk nga xool seen numéro de compte parfois numéro de compte yi am problème nga référaat RIB bi. dugalaat ko processus bañ ko defee c'est ay 600 et quelques agents. tey balaa ñu fay jógee DRH dafa ñëw génne état yi jox ma ko bañ ko vérifier dugal ko daaj xam naa ne tey ak suba ba lundi ñoom ñëpp dinañ leen fay. mais yaakaar naa ne juróom benn weer lañ leen fay te ñoom rek ñoo am loolu ci système bi. ñu fay juróom benn weer ngeen leen amee lañ leen amee ñu fay leen ko. léegi bañ leen ko fayee yaakaar naa ne d'ici lundi dinañ ko jot mais vraiment
attirer leur attention sur une chose lii combat national la. jarul xoxatal jarul damay grève jarul damay arrêter campagne nañu ñëw taxaw liñ leen mënti yoral dinañ la ko fay parce que ministre bi wax na ko waxaat ko ne leen bu fi kenn ñëwati naan dañ ko ameel prime. mais peut-être processus bi gudd na parce que c'est un processus administratif te man comme ni ma ko waxee du ma leen jox xaalis boo xam ne suba ñu ne ma kii amoon na ñu def ay ordre de recette donc dinañ jël jumtuwaay yëpp yu war ba nga xam ne bu ñu vérifier liste yi ba nga xam ne toog na. mel na nu ñi ci nar a am nañ ko. ñu soog a leen fay. mais est-ce que si directeur mënu leen liggéey de sorte que yu mel nii bañ a am parce que c'est pas la première fois ay genre menaces yi di am waa principal déggoon nañ leen ci côté boobu tey ñii la. bu subaa peut-être éventuellement ñeneen est-ce que mënu leen def de sorte que yu manquement yi bañatee am. waaw xam nga manquement yi boo gisee mu am monsieur Ngom processus bi la. di nga gis par exemple tey suba ay restaurateurs sax mën nañ jël ne leen ñoom ñoo doon joxe CTI te fay ni leen dese na leen parce que processus bi finance publique moo gestion finance publique peut-être ñu bëri du ñu xam nu mu demee mais moo metti parfois mun na def ñetti weer balaa xaalis bi di génn léegi nag bi ñu xoolee ne loolu dafay indi ay gàllankoor li kilifa bi joxe comme mesure mooy nañu jël léegi subventions yi verser ko directement hôpitaux yi au lieu ñu dugal ko seen budget exécuter ko comme ni ñuy exécuter budget subvention état mais ñu def ko genre régie di ko exécuter ko pour mën a fay mais xaalis bu duggee il faut que agent comptable bi contrôler directeur bi signé ba pare ñu soog a ñu delloo kayit yi bu ñu demee ba corriger ba nga xam ne c'est correct ñu soog a mën a fay processus boobu mënul bañ a am parce que processus de gestion des finances publiques la léegi nag li ci am solo mooy ñu ngi koy accélérer parce que comme fu mu nekk ñu ngi si ñetteelu phase mbas mi léegi accélérer nañ ba nga xam ne tey liste yu ci bëre ba ci hangar bi nga xam ne day ibbi tey su guddi liste bi ñëw na stabiliser nañ ko léegi tant que ñooñu ñu ngi servir foofu dootul amati benn problème di lañ fay xaalis boobu mat mais damay fàttali ne agents municipaux yi loolu lañ leen dese woon fay nañ ko parce que dafa traîner pendant 1 an mais yaakaar naa ne même principal c'était le même principe parce que principal ñun ministre dafa jël 50 millions def ko ci biir compte principal ne ko léegi lépp li nga xam ne dépense Covid la pour hôpital bi fii nga koy tibbee pour mën a fay ndaxte ñun géré wuñu CTE directement ñun dañuy woo directeur hôpital bi ne ko ibil CTE parce que mbas mi toll na fi nga xam ne benn hôpital warul bañ a am CTE léegi boo ko ibbee CTE bi si yow la dépendre si ministère de la santé yow yaay gérer CTE bi yow yaay fay dépense yi ñun li ñu la laaj rek mooy justificatif yi tax ñu xam ne fukki millions wala téeméeri millions bi ñu la jox fii nga ko dugal. donc noonu mooy stratégie bi ministre bi décliné te moom lañu appliqué te yaakaar naa ne en dehors de benn wala ñaari hôpitaux yàlla defal nañu sutura amul benn boo xam ne am nañ ci problème. kon daal nañu ànd ak dal. te xam nañ dinañ jot seen xaalis. ñëpp dinañ jot te bu ñu jotee sax boo matul bu mbir mi demee ba neex comme ni ko président defoon jóg rek nañu leen jox ku nekk fanweeri junni donc dama ne nañu liggéey buñ ci jiital xaalis nañu jiital ne askan bi fu mu nekk ni amul kër booy dugg te amul ko fa am mbas wala ku leen jege ko am mbas donc ñun ñëpp combat bi ñoo ko bokk nañ ci góorgóorlu ba nga xam ne daan ko après ku mu neex nag takk brassard rouge ne nañ ko jox xaalis ñun dinañ nangu loolu. un sursaut de patriotisme alors directeur xam naa li ñu desee ci waxtu wi bareetul mais damay dellu siwaat rek ci mbirum vaccination bi gis naa ne yéen a ngi def ay points Léopold Senghor yéen a ngi ci hangar bi fii am na yeneen yu ngeen ciblé waat. waaw globalement ñaata point ngeen bëgg de vaccination ngeen bëgg a installé. xam nga avantage bi ñu am tey dafa am ñoo xam ne même ay patriotes yoo xam dañu ñëw ne la sama koñ wala fële mën nañ fa ibbi point léegi li ci ministère def mooy dañu les di bàyyi appréciation médecin chef de région yi parce que ministre dafa ne mënuñu continuer traditionnellement lu ñu doon def mooy naan nit yi dem leen di ñàkku dem leen di jox non non léegi dañ def ay stratégie avancée ñëw ba ci nit yi. dinañ dem Léopold Sédar Senghor Grand Dakar dana am mooy tous les points chauds yi nga xam ne gis nañu après appréciation que foofu ni ñu fa vacciné bëriwul dinañ fa def ay points avancés. surtout que nit ñi léegi bëgg nañ dem bëgg nañu vacciner parce que boo ko xoolee mobilisation bi am na solo. c'est vrai parce que fu mu nekk di toll nañ ci 100 et quelques mille en quelques jours alors que pour ñu am 100 000 pendant 3 4 mois 5 mois yaakaar naa ne sonnoon nañu trop. les premiers mois de la vaccination. te tey am nañu chance yaakaar naa ne comme ni ñu koy waxee conscience citoyenne responsabilité ak engagement citoyen am na. ñëpp a ngi vacciné wu léegi nag li ci am nag au début dispositif bi xaw na laj du tuuti. mais tey ni ngi koy parfaire ba nga xam ne Sénégalais yi fépp fu ñu munti dem ak muy centre de santé wala poste de santé ak fépp point boo xam ne ministère mettre na ko en place. vaccin du fa ñàkk parce que docteur Ndiaye ak équipe am ñoom docteur Badiane organisé wu nañ ba nga xam ne tey ak PNA.
bépp camion bi nga xam ne mën na yóbbu ay vaccin taxaw mobiliser nañ ko donc fu nga xam ne léegi nag téléphone wax nañ ko ne amatul vaccin ministère daal dana góorgóorlu ba mu loolu daal ngeen mën a def dimbale nit ñu surtout que boo demee si poste de santé yi même si point yi ngeen def sax ay rassemblement la de te ñuy tere rassemblement ci jamono ji moo ñu xawoon a jaaxal nag moo tax ñu ne leen pour éviter rassemblement yi nañu multiplier kii bi ba pare organiser ko am ñuy ñëw ay heure am ñoo xam ne yeneen heures yi dañ leen di dispatcher yóbbu leen feneen parce que tamit comme ni ñu koy waxee rek rush bu amee Sénégal moom ñëpp ay foog ne ñoom ñoo nar a njëkk a am mais ñu ngi koy gérer daal te dinañ def li tax ba nga xam ne kenn du ci jël gàllankoor incha allah. docteur ñu gërëm la wala un message jëm ci askan wi ci jamono ji. waaw monsieur Ngom xanaa di leen sant yéen presse bi comme ni ma ko waxee Alaaji Assane ndaxte li ngeen ci liggéey rafet na bëri na jàppale ngeen ministère waaye comme ni ñu koy waxee rek du ñu dee di ñaax nit yi nañu continuer di vacciner wu respecter mesures barrières yi ba pare bu ñu demee ba pare lii yëpp après comme ni ma ko waxee yenn nit yi mën nañ régler compte yi mais fu mu nekk nii bu ñu déglu ñi nga xam ne dañuy ŋaññi vaccin wala dañuy ŋaññi mbas mi réalité la mbas mi sonnal na nit yi économiquement Sénégal sonn na yeneen te ñun yaakaar naa ne ay jàmbaar lañ ndaxte bokk nañ ci dëkk yi nga xam ne ñoo ngi taxaw ba léegi mais nañu sàmmonteex geste barrière yi te bu weesoo geste barrière yi surtout sax boo vacciné wu ci ngay gën a respecter mesure parce que vacciné wu ça ne veut pas dire que dootu virus bi dootu la dugg tey France rek am na koo xam ne ñetti vaccin la jël ñu ne am na mbas mi kon ça veut dire que nag avantage bi mooy boo vacciné wu dootoo développer forme sévère wala forme critique donc nañu vacciné wu aar suñu bopp aar suñu njaboot ba bu yàggee d'ici juróomi weer yaakaar naa ne lu bëri si mbas mi dana wàcc wala dana fi jóge incha allah. d'accord docteur ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi lay fay monsieur Ngom. jërëjëf docteur Ousmane Dia directeur des établissements publics de santé mu nekkoon sunu gan ci kanam tuuti xibaar yi ak Fatou Kiné Deme ci kanam tuuti lay doon ci télévision Futurs Médias jërë ngeen jëf.